asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci seen bloc d'information La Totale kontaan di ànd ak yéen chaque jeudi ak vendredi ci seen bloc d'information La Totale ngi waxtaanee actualité bi yoon xam ngeen ko daanaka coow li bëri na trop coow li nag li ko waral du leneen lu dul ay liste ñuy rejeté li nga xamante ne moo di coalition Yewwi Askan Wi dañoo rejeté liste titulaire am bàyyi ko rek ak liste suppléant am loolee nag mu bañ ko nangu ne élection du am. coow li tàmbalati yi nga xamante ni itam mooy coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom it ñu dàq seeni liste ñoom daanaka titulaire yi rek dem suppléants yi duñ dem waaye coow li fu mu nekkee mooy coalition Yewwi Askan Wi lu mu wax mooy daanaka ñaari listam yëppee dem sinon élection du am ki nga xamante ne nag mooy njiitu réew mi foofee ca France bu mu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi lu mu xamle mooy élection fa mu am munul ñàkk fa mu am ki ko feelu nag di ki nga xamante ne mooy yor kàddu gouvernement bi di Omar Gueye moom nag lu mu xamle mooy bés boobu nga xamante ne kon opposition bi amaloon na ab manifestation daanaka ay rebelle amoon na ci ki nga xamante ne nag mooy procureur de la République moom it feelu ko démb ne ko ki nga xamante ne kon ay rebelle yooyu am na ba sax ñu jàpp ci kenn di Ousmane Diatta boobu ñu jàpp ko daanaka ay enquête mi ngi wëyandi loolee lépp nag jur njaxare ci askan wi toog di naan jàmm faw mu amaan ndaxte ñoom seen xel mi ngi dellu siwaat ci li nga xamante ne xewoon na fi ci weeru mars muy lu ñu war a moytandiku ngir waxtaanee loole lépp ñu am si plateau bi ko nga xamante ne daanaka kenn du ko présenté ñu koy wax Seydi Gassama moom nag mooy directeur exécutif li nga xamante ne moo di Amnesty International section Sénégal asalaamaaleykum Seydi Gassama. maaleykum salaam lii maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi di rafetlu invitation bi. di ñaan yàlla rek lépp li ñuy waxtaan rek. mu doon njëriñ ci askan wi. te mu doon loo xam ne dina yokk jàmm dina yokk démocratie ak droit de l'homme fii ci biir réew mi. am na solo waaye balaa ñuy ñëw ci loolu ñu taxaw tuuti ci journée wu tey bi nag mooy journée de l'enfant africain journée boobu nag daanaka buñ koy amal ci ngir commémorer oui j'y arrive commémorer li nga xamante ne moo di am massacre bi nga xamante ne amoon na foofee ci Afrique du Sud loolee nag waral ñu amal journée bii nii ngir delloo si njukkal bu ma ko mënee waxee noonu li nga xamante ne ñoo di ndaw ñi alors Seydi Gassama yow nga taxaw un peu ci di xeex droit de l'homme tamit ku ko wax gone yi ci lañ bokk alors lan mooy situation wu gone yi fii ci Afrique waaye rawatina fii ci Sénégal. alors damay faral di wax ne kenn mënul wax ne Sénégal réew buy respecté ak yelleef doomu adama tant que situation gone yi fii ci biir Sénégal saafaraw ñu ko Sénégal mooy réew boo xam ne bés boo yeewu rek fii ci Sénégal am na lu ëpp 100 000 enfants ay xale selon rapport bu mujj bu Human Rights Watch xam nga Human Rights Watch def na liggéey bu am solo sur plusieurs années ay enquêtes ci phénomène enfant talibé donc plus de 100 000 enfants talibé ñu ci biir réew mi di yelwaan tëdd foo xam ne du ay bërëb yu sell yore ay potu tamaate di yelwaan fajar ba ci guddi pour am li ñuy lekk ak li ñuy wax jox seen sëriñ daara loolu maltraitance boobu tax na ba tey Sénégal kenn mënu fi wax ne Sénégal réew bu respecté ak yelleef doomu aadama parce que ak yelleef doomu aadama du rek manifestation du rek yeneen forme yi nga xam ne dañu faral di koy dénoncer mais bokk na ci toppatoo bi nga xam ne réew dina ko def ay doomam te toppatoo boobu ñàkk na de la part de l'État parce que mbirum daara yi damay faral di dëgg waa état bi naan toujours force restera à la loi dëkk bi am na loi boo xam ne dañ ko adopté déjà ça fait plus de 10 ans mais dafay tere yelwaanlu ay xale pour am ci dara yelwaanlu ay xale pour am ci dara yoon daf ko tere mën nga ci tëdd kaso ay at yu bëri mais pour que appliquer ñu loi boobu man d'accord ma sax jàpp ay nit di leen tëj ci biir kaso loolu moom ñun duñ ko préconiser solution bi mais solution bi mooy ñaar fukki at a ngi ni parce que mën naa wax sax ñaar fukki at a ngi ni ngi wax problème modernisation des daara effectivement modernisation daara mooy lan fexe ba cër bi njàngalem diine war a am ci biir réew mi mu am ko maanaam état ci budget état moom loo xam ne dañ koy jégle njàngalum daara fexe ba képp ku ubbi daara teg nag ay normes ay charte modernisation des daara yembagul donc foo ñu yembal ko ngir mën a régler problème li nga xamante teg nag ay xale yi nekk ci mbedd parce que état du jël xaalisam rek da koy dugal ci ay affaires yoo xam ne daanaka du wuute ak li nga xam ne moo fi amoon teg ay charte ne daara moderne
nii ak nii ak nii la war a mel. ku fa jàngale nii ak nii ak nii la war a am ci niveau. ba pare nag di ci dugal nag ay ressources. réglementé ko. booba parce que nag njàngalum diine askan wi moo ko soxla. fii lañ ko fekk. te fii lañ ko bayee. kon nañ ko jox cër bi ñu ko war a jox rek. dañu seetlu bu weesoo itam ci wàllum xale yi nga xamante ne ñu leen di liggéey loolu seetlu na itam wàllum rapt d'enfant maanaam jël xale di leen di sàcc mbir moomu tamit nan nga ko gisee ban jàngat nga ci am un peu ci par rapport ak suñu société ni muy doxee jamono ji musiba la te foofu moom damay rafetlu liggéey boo xam ne police ak gendarmerie yi dañ koy def à chaque fois saa yu dara dalee xala rek dañu wane seen xarañ loolu may wane ni que autorité ak service de sécurité yi côté boobu ñu ngi def li ñu mën waaye mbir mi du rek répression mbir mi daf laaj sensibilisation boobu du état rek ak service am ñoo ko war a def société civile war na ci liggéey te ñu ci def liggéey bi nga xam ne moom la ñu mën waaye kilifa diine yi tamit war nañ ci wax kon instant yi yaa ngi def appel ak kilifa diine absolument war nañ ci wax waaw da réew boo xam ne amul yërmande ci xale gisuma yërmande yàlla dafay wàcc réew boo xam ne askanu amul yërmande ci ay xale ci ay gone yërmande yàlla mun fa wàcc kon nañu gën a am yërmande ci xale yi xam ne xale yi ñoom ñooy ëllëgu Sénégal il faut ñu toppatoo leen fexe ba ñu jàng mun a am ay jumtuwaay yoo xam ne ëllëg dinañu mën a jongante Sénégal ñu mën a jongante ak yeneen réew yi pour dem kanam ndax pétrole ak gaz musu développé réew Nigéria mi ngi exploité pétrole depuis 50 ans fu mu toll tey Angola li fa am ci pétrole génn wàll gi sax amuñu ko. fu ñu toll tey. jàng ak njàngale moomu sax am na solo parce que je pense que ce serait bien ñu taxaw ci un peu balaa ñuy dugg après ci deuxième partie bi ci wàllum politique bi gis nañ ne grève amoon na fi grève bu yaatu sax yu sori yu metti ba tax ñu téye woon jàng ak njàngale bi pendant un certain temps ba léegi nii gouvernement beeg syndicat enseignants yi déggoo nañ ngir jàng mbir moomu noonu tamit ci wàllum éducation bi am na solo ci droit de l'enfant. am na solo trop parce que société bu baax ak ci passé. année scolaire bi daanaka 9 mois yi war a jàng yenn say 6 mois la ñuy jàng. wala genn wàll gi. loolu yëpp day répercuter ci niveau élèves yi. am na ñoo xam ne dañuy ngañu toujours di naan wéy tey soo déggee étudiant di wax. day mel ni élève CM2 bu jamono. suñu papa yi. mais c'est parce que le niveau a baissé. simplement parce que grève yi dul jeex. niveau enseignant yi formation bi ñu war a am. parce que enseignant nag du rek da nga am baccalauréat rek da nga war a dem jàngale. am na formation pédagogique bi nga war a am. pour mun a yore classe bi ñu ko jàngale surtout gone yi ndaw yi nag. effectivement kon loolu yëpp dañ ko war a jox cër bi ñu ko war a jox. fexe nag bi abri provisoire yu jeex. gis naa tey ay panneaux publicitaires ñu naan phase 3 de maanaam de résolution des abris provisoires. abri provisoire bi moom gàcce bu rëy la ci Sénégal. da Gambie gii. Gambie réew bu tuuti bi nekk suñu dëkk suñu biir Sénégal nii. soo fa demee dañuy gis abri provisoire. waaw Yaya Jammeh nag lépp loo ko mënutee reproché. fexoon na ba Gambie am ay école yu baax. d'accord kon nañu faydal njàngale mi. suñ ko faydalul. Sénégal du dem fenn. d'accord muy ay kàddu yu ndax benn Bill Gates rek. li mu mun a rapporter si xale yi gone yi yor ni tey. su ñu leen formé bu baax. ëllëg mën nañu jural ay Bill Gates jural ñu ñeneen. effectivement ñeneen homme d'affaires ak ay savant yoo xam ne. effectivement li ñuy rapporter réew mi. pétrole ak gaz ba duñ ko rapporter. effectivement muy mbir yu am solo yi nga soulever waaye si deuxième partie bi daanaka dinañ gën a ñëw xuus si waxtaan bi rawatina ci wàllum politique. waxtaan ci ak jamono ji nga xamante ne actualité la daanaka ak ki nga xam ne mooy procureur de la république génnee ay kaddu di xam ne que daanaka Dakar am na ay rebelles yu jógee foofee ca Casamance ñëw fii nii. loolee nag nañ ci waxtaan incha allah ak Seydi Gassama gannaaw li nga xamante ne moo di xibaaru marax yi jàngeen jëf à tout à l'heure. asalaamaaleykum dalati leen ak jàmm ci seen bloc d'information la totale xam ngeen ko actualité bi mooy discours bi nga xamante ne wala boog déclaration d'information bi nga xamante ne procureur de la république def na ko di xam ne ni que daanaka ay rebelle am na fii nii ba ñu jàpp ki nga xamante ne moo di Ousmane Kabiline Diatta di ab leader wala boog ab rebelle nekkee foofee ca MFDC moom it nag daanaka du moom kese moo wax kookee di procureur de la république ndaxte balaa moom ki nga xamante ne mooy porte-parole du gouvernement njëkk na wax ne daanaka am na ay rebelle ci biir réew mi loolee nag la ñu fas yéene waxtaanee jàmm ci réew mi nan la ñu
war a mën a def ba renforcer ko démocratie ndax mi ngi am ci réew mi loolee na ngi waxtaanee ci tey ñu am ci plateau bi ni ma ko waxee sànq daanaka kenn du ko présenté ci espace médiatique waaye espace bi nga xamante ne moo jëm ci wàllum droits humains ñu koy wax Seydi Gassama alors bala gannaaw bu mu la nuyuwaatee li ma lay njëkk a laaj mooy ba fan la liberté mën a yem ci ab république. liberté fu mu mën a yem rek mooy su ma ko mënee waxee nu mu gën a simple rek mooy sama liberté. fi mu yem mooy sa liberté fu mu commencé. effectivement maanaam aw ma droit. exercer sama liberté ba ma lor la. lor la mooy ma yàq sa alal wala boog ma yàq sa intégrité physique. ma gaañ la wala ma jël sa bakkan et cetera. liberté mooy tamit sa dignité humaine. wala ma egg sama liberté ba ma portaaten sa dignité. par exemple di yàq sa der. la teg loo xam ne dama yàq sa der. loolu de daanaka yàq considération bi nga xam ne. moom la moom nga war am ci société bi. loolu de daa mel ni concours la Sénégal finalement de. waaw bëri na ci biir réew mi du lu bees ci biir réew mi. bëri na fi lool. selon président bu fi nekk rek. dafay nekk un débat. parce que tamit loolu dañ ko war a wax. Abdou Diouf tëjee na ñu bëri à cause de ce délit là. maanaam dañuy yëkkati kaddu yu ñaaw ñagas teg ko ci kawam. mu arrêté nit ñi tëj leen ci biir kaso. mais soo seetee régime Abdoulaye Wade waxuma ne tëjul kenn mais ci situation yu bëri n'est-ce pas dafa daan bàyyi mu jàll. wala boog su ko ci convoqué nit ki. coow su jubee rek. mu bàyyi mu jàll. d'accord avec Macky Sall nag on est revenu un peu situation bi nga xam ne moom moo fi nekkoon jamono Abdou Diouf. maanaam képp ku wax kaddu yi ñagas teg ko ci kawam rek. mu activé procureur ñu jàpp la te li ci biir kaso. loolu xam naa dinañ ci gën a xuus ci kanam mais dama bëgg ñu taxaw un peu ci discours ki nga xamante ni mooy Amady Diouf moom mooy procureur de la République bi xam ne ni que daanaka jàpp nañu ab rebelle boobu MFDC la bokk mi ngi tudd turu Ousmane Kabiline Diatta moom nag daanaka moom la ñu jàppagum enquête bi mi ngi wëyandi jamono ji ñeneen ñi daanaka ñu ngi Dakar di taxawaalu mbir moom bi nga ko déggee procureur de la République yëkkati kàddu yu ni mel ban jàngat nga ci am njëkk. waaw li mu mën a wax mooy ñun Amnesty mun naa wax conflit bi ñu commencé ba léegi ñu ngi ciy liggéey maanaam mun naa wax ne ñun xam nañu conflit bi parce que yemuñu rek ci def ay enquête di publier un rapport ci wàllu droit de l'homme te ñi nga xam ne mag nañu tuuti xam nañu ne suñu diggante ak état Sénégal ci année 90 yi tàngoon na parce que Amnesty daanaka c'était la seule organisation mu doon dem Casamance de l'enquête di siiwal li nga xam ne moo fa doon xew ci ay ñaawteef yi nga xam ne rebelle yi ñu ko doon def waaye tamit l'armée Sénégal mu ko doon def ak police ak gendarmerie waaye soo seetee évolution bi conflit bi am depuis 2000 wala boog avant 2000 parce que avant 2000 déjà amoon ay accord de cessez-le-feu yoo xam ne Abdou Diouf jotoon na ko signé ak rébellion. mbir mi xawoon na dal accord de Cachéou. ak ñeneen accord yu bëri yoo xam ne Abdoulaye bi mu ñëw tamit au pouvoir signé na ko te saa yu ñu signé ay accords yooyu rek li ñu constaté mooy te loolu toujours dañ ko doon rafetlu état bi da koy rafetlu mooy dafa am ay rebelles yoo xam ne dañu daan bàyyi seen gànnaay jóge ci àll bi ñëw toog Ziguinchor. d'accord. ak feneen ci Sénégal. ki ko njëkk def mooy Sidi Badji. d'accord. tey soo déggee branche militaire MFDC. Sidi Badji moo créé branche militaire MFDC. d'accord. te Sidi Badji bi mu waxtaanee ak Abdou Diouf li mu njëkk def mooy jóge ci àll bi ñoo toog Ziguinchor Corentaz ñëpp xam nañu ko. te bi mu fa toogee. front nord bi nga xam ne moom lañu doon wuyu. front nord tamit dañuy teg seen ngànnaay. d'accord donc état Sénégal. investir na alal yu bëri. waaw pour que les rebelles yi nekkoon jàkkaay mën a reconvertir ci ay projet de développement. li may comprendre ci li nga wax day mel ni kon si déplacement wu ki nga xamante ne moo di Kabiline Diatta day ñëw un peu ci logique boobu c'est-à-dire day mel ni comme si daf ñoom daal bu ñu demee ba génn ci wàllum
xeex bi dañuy ñëw déplacé wuñ soit ñu ñëw Dakar wala Ziguinchor wala feneen ci réew mi ngir jéem a xool nu ñuy def ba jàmm mën a dellu si waat loolu nga may expliqué. waaw xam nga Ablaye bi ñu ñëw au pouvoir am na ay mesures yu am solo yoo xam ne jël na leen. te mesures yooyu. xëy na ñu koy tuumaal ni dafay doon joxe xaalis ay valises. mais il a posé des actes forts yoo xam ne. tax na ba rébellion bi wàññeeku Casamance. parce que li mu njëkk a décidé mooy. le seul fait que nga nekk membre MFDC. taxul ñu arrêté la dugal la ci biir kaso. d'accord pour yow du yoon. waaw te Ablaye en tout cas boo ko décidé boo ko décidé. waaw 2000. dafa ne le seul fait que nga nekk membre MFDC warul tax ñu jàppale dugal la ci biir kaso. mais ñoom bu ñu rebellé woo di xeex peut-être ak. dafa décidé tamit loolu dafa décidé tamit que désormais militaire suñu def ay opération nañu ànd ak gendarmerie ku ñu jàpp rek amatul rey. dañ la jàpp jébal la gendarmerie. mais bu ñu la identifié nga bokk ci MFDC. ñu identifié la clairement ne yow ci MFDC nga bokk. waruñu la jàpp ngir jéem a ut ay xibaar yu wér jëm ci lan ngay wut exactement diwaan sangam. wala diwaan xam sangam nga politique état Sénégal. te société civile daf ci liggéey. jigéen nekk ci biir Casamance. y compris les femmes du bois sacré dañ ci liggéey. muy encouragé xale yi. ñu jóge ci àll bi ñëw ci dëkk bi toog intégré waat ci biir société bi. d'accord donc c'est une façon de les voilà. mais dugal absolument ci société bi absolument. loolu moom mos a nekk politique état Sénégal. d'accord depuis fin année 90. ak jamono Abdoulaye Wade muy encouragé rebelle. d'accord ñu jóge ci biir àll bi bàyyi fippu bi. d'accord ñoo toog dugaat ci biir askan wi. mais loolu te politique boobu mi nga xam ne Abdoulaye dafa ko appliqué. waaw tax na bi kilifa yu bëri ci biir MFDC jóge nañu ci àll bi ñoo toog Ziguinchor. am na ñeneen ci biir Dakar fii. est-ce que am nga ci ay chiffres tuuti. non am ay chiffre exact parce que bëri nañu. waaw ah ci biir Dakar fii am na ñu fi nekk. yàgg nañu fi intégré ci société bi. di mën a activité économique di tukki di dem di ñëw. ñoom xam nañu leen ñoom état am na xam nañu leen. mu ngi fi. donc ñooñu tey waxatuñu dara ci affaire rebelle kon cette politique qui consiste à encourager les rebelles pour ñu jóge ci biir àll bi dellu soir ci biir société bi. d'accord nekk ci activité yi réintégré waat ci société bi yàgg na fii te état Sénégal boo ko encouragé. kon yow njort nga ni. te man saa yu ma demee Casamance rek. bien vrai que foofu laa dëkk. saa yu ma demee rek. dinaa fee bi gis autorité administrative. su dul gouverneur muy préfet wala sous-préfet. li ma leen njëkk laaj mooy. ci seen analyse en tant que état. parce que man dinaa waxtaan. bien sûr am naa fa sama réseau. lan mooy seen gis-gis ci sécurité Sénégal sécurité Casamance. toujours dañ leen naan sécurité bi mu ngi yokk rek mu ngi yokk rek. waaw waa FIP ñu ngi gën a seen doole mu ngi gën a wàññeeku rek. donc ci tànge bi nga soo leen xamante laajee am na ko donc amul. soo leen laajee day leen ne clairement rebelle yaa ngi fi. mais lii lañ leen wax. waaw jóge ngeen ci biir àll bi. wax ngeen da ngeen bay FIP bi. yéen a ngi ci biir dëkk bi ñu ngi leen di seetaan. mais tant que mënoon na ay activité hostile à l'État on ferme les yeux. mais seetaan boobu mbaa wóor na mbaa ñi nga xamante ne dañu jugoon. au mais départ wóor na parce que waaw ngir xeex ak ñi nga xamante ne mooy l'armée gi. jékki-jékki ñu ne ñoom léegi teg nañu la armée yi noonu état leen seetaan ñu bàyyi leen noonu. mais loolu mbaa wóor na loolu wóor na parce que toutes ces personnes là on les connaît. ils sont dans les villages en Casamance. D'accord. Ils sont à Ziguinchor. d'accord tous ces ñoom Abdou Elinkine Diatta et toutes ces personnes là dem si yàlla yàlla ko yàlla xaare àjjana toutes ces personnes ñi fi nekk tey à Dakar. on les a jamais vu mener des actes hostiles. dañuy jóg ci biir àll bi nekk ci biir village yi. ils mènent leur vie tranquillement. donc processus la ngir réintégrer leen ci société mais bi. loolu moom sa nekk la philosophie. d'accord gis nga même les femmes les mouvements de femmes de femmes en Casamance. Kabenkator ak ñenn tous ces mouvements là. lépp ñu doon liggéey mooy fexe bi xale yi jóge ci biir àll bi dellu si waat ci biir société bi. bu ma comprendre bu baax. ci man ñii waaw. Amnesty waaw. diggante 2007 ba 2013. amul gox boo nekk ci biir Casamance te demuñu fa. dajale kilifa yi kilifa diine kilifa aada chef de village yi waxtaan ak ñoom. ci mbirum njàmm Casamance. am na solo. rapport. la ñuy def yónni ko président Macky Sall. mun liggéey bi ngeen def rafet na. day liggéey bi n'est-ce pas dafay dooleel liggéey bi nga xam ne moom la sama nguur
di def. man bu pour amener la paix en bu ma comprendre bu baax li ngay nekk di wax day mel ni comme si déclaration ki nga xamante ne mooy procureur de la République ça n'avait pas sa raison d'être loolu laa mel ni ku comprendre. mais ça n'a aucune raison d'être. parce que benn nit boo xam ne ñoom li dañ ko repérer depuis mu jógee Casamance di ñëw benn nit boo xam ne ñu ngi koy repérer depuis Casamance di ñëw. daa mel ni groupe la wax de ñenn ñi dañoo dispersé. oui mais écoute ci réew mi. écoute kenn ki leen jàpp muy Kabiline Ousmane Kabiline mais bala mu koy wax am na fii ñoo ay nit am ci biir dëkk wax nañ ko. wax nañu ko. je veux dire que su dee ñu ngi jógee Casamance di ñëw yoru ñu ngànnaay mais nañ leen intercepté jàpp leen su dee dañuy considérer que c'est des gens dangereux aussi mais nañ jàpp. war ñu xaar ba ñu tasaaroo ñu doog a jàpp kenn ci ñoom. wane ko. li ma mën a wax mooy. maa ngi lance appel président Macky Sall. affaire Casamance bi. muy moom muy ay ñooñam ak képp ku bëgg Sénégal dañ ci tey. ndax tey liggéey bi société civile def état Sénégal ci boppam def ko kilifa diine yi kilifa aada yi. n'est-ce pas. cousinage diggante Jool ak séeréer. effectivement kilifa séeréer yi dem nañ bi ci biir àll bi fekk fa rebelle yi. ngir waxtaan ak ñoom. waxtaan ak ngir ñoom dellu si waaw. parce que effort yooyu yëpp tax na ba tey. waaw rébellion bi ñëpp képp ki nga xam ne loolu nekkoon na sa xel. nekkatul tey sa xel. d'accord nekkatul sa xol. donc bu ma comprendre bu baax processus tey soo xoolee rebelle yi Salif Sadio ñu mu àndal. mais ay paa lañu ay 60 ans dem ci kaw. d'accord amatul benn xale ci biir àll bi. amatul benn xale ci biir àll bi. ay paa ak ay màgget ak fa nekk. d'accord ñi ma mag man nii ñoo fa nekk. d'accord kon tey rébellion bi tey. ni ko tubaab yi waaye elle est en train de mourir de sa belle mort. d'accord war ñu fexe ba ñu créer benn sentiment de stigmatisation. des Casamance. d'accord yenn procureur waxul kàddu yu stigmatisé. waaye ñi ko wóor moom Macky Sall. kàddu yi ñu yëkkati di koy wax. mun na créer waat sentiment. de rejet. de stigmatisation. d'accord waaw sentiment boo xam ne. ci biir Casamance dina am ñoo xam ne dañuy toog ne ñun de gisatu si bopp Sénégal. d'accord parce que képp ku jóg politique Sénégal jóg politique rek doomu Casamance siiw bëgg a def politique rek dañ lay tax ay rebelle pour yàqal la. waaw ak le reste du pays. kon nañ ci tey. waaw donc di liggéey bi ñuy def bu ñu ko yàq. effectivement liggéey bu état bi def bu ñu ko yàq. effectivement armée sénégalaise. ils ont payé un lourd tribut dans ce conflit. d'accord man soo yu ma demee Ziguinchor ci armée bi sama papa sama yaay fa la ñu tëdd. mais damay dem ziyaare. mais ak militaire lu ci mënti am. gendarme seen bopp. procureur annoncé na quand même nekk information judiciaire ubbi nañ ko jamono jii nii yow lan ngay xaar ci information judiciaire boobu wala information judiciaire bi dañ ko war a tëj automatiquement ndax jàpp nga ne amul njëriñ comme que da nga ne processus bi mi ngi dox nu mu waree instant bi nii dañ jàpp nga ne dañu war a tëj information judiciaire boobu. non wax ma ne dañ ko war a tëj dama bëgg a wax rek. waaw au-delà de la déclaration procureur. waaw am na yeneen déclaration fi am. waaw y compris ay ministres. porte-parole du gouvernement du moom rek. waaw dëgg naa benn ministre naan Sonko rebelle la am nañu ay preuves mais am kooku tey soo ko laajee preuve mënu ko génne. mais kilifa waru ko wax. d'accord naa benn militant bu ndaw di koy wax kilifa waru ko wax. waru ko wax. d'accord parce que aujourd'hui wax ma rek waa Casamance mais ñu bëri fii ci biir réew mi. n'est-ce pas stigmatisation boobu andi. d'accord bu weesoo itam waxu Casamance boobu noonu dañu gis ne que dëkk donc temps yëngu na. maa ngi lancer un appel encore une fois au président Macky Sall. kilifa diine kilifa aada yi képp koo xam ne. da nga liggéey. pour que tey ñu toll ci situation bi ñu nekk Casamance. li nga xam ne moom moo fi xew temps yi très bien da nga ko war a ñaawlu. très bien ba ci kaw nag. ba ñëpp dégg ko. d'accord ñëpp dégg ko. waa Casamance dañu bëgg jàmm. jóge naa fa yàggul. Sénégal dem naa ci frontière bi waaw. dem naa ci frontière bi. Effectivement. ñëpp ñu ngi dellu seen biir dëkk. Effectivement. commencé di liggéey. effectivement c'est important. ONG yaa ngi foofu di leen jàppale. di gas ay teen. d'accord di leen aider pour ñu tabax seen kër. maa ngi sant ONG yi fa nekk. ONG développement yi. effort yooyu bu ñu ko yàq. d'accord d'accord bu ñu ko yàq. d'accord bu ñu nangu rivalité politique bi nga xam ne moom moo fi nekk tey au Sénégal. n'est-ce pas yàq liggéey bi nga xam ne jot nañu ko def. kon daal nañu suuxat jàmm suñu biir. donc biir est-ce que jàpp nga am na solo déclaration également procureur bi
c'était venu au bon moment surtout que jamono ji dëkk bi yëngu na torop ci wàllum politique ngay dégg déclaration ñi wax naan dañuy manifester suba ak yeneen déclaration yu ni mel dëkk bi yëngu na torop est-ce que vraiment. déclaration procureur lu mu def mooy contribuer créer tension ci biir réew mi. fu nekk ni ñëpp tiit nañu parce que soo waxee nit ñi xëy na moom suñu waxee ni wax jàpp nañu benn rebelle ñeneen ñi ñu ngi leen di wër ci biir réew mi. ci biir dëkk bi mais loolu day contribuer à créer une tension. xëy na sax tout cela parce que procureur ñëpp xam nañu procureur moom Macky Sall lay wuyu. procureur supérieur hiérarchique am mooy ministre de la justice. kon moom lépp lu mu def dañ ko koy sant. d'accord man ci sama gis-gis. li ñu bëgg mooy aaye ndaje yi nga xam ne moom la opposition di dëgmal. parce que ñëpp xam nañu ne ñëpp xam nañu ne gouverneur de Dakar loi bu mu visé article de loi bu mu visé pour interdire manifestation yi d'ailleurs c'est pas son rôle préfet ma ko waroon def. loi boobu may ko pour mu def ko ndax loi bi li mu wax mooy couverture médiatique manifestation yi. kon li ñu mën a def mooy delluwaat ci li ñuy wax menace de trouble à l'ordre public. d'accord y compris menace à la sécurité nationale. d'accord te loolu lu gën a yomb pour justifier ko tamit askan wi nangu ko mooy ne leen rebelle yaa ngi ci biir. mais lan moo tax ngeen ne gouvernement bi amul droit lu tax ngeen ne gouvernement amul droit interdire benn manifestation. waaye préfet moo yoon préfet la jox sañ-sañ boobu pour mu def ko. gouverneur il n'aurait pas dû le faire. non la manifestation lii dans le département de Dakar. waaw. du département de Pikine préfet kan mooy supérieur. du département de Pikine du département fële. préfet kan mooy supérieur. même si mooy supérieur mais ku nekk da nga koy jox cëram ci administration. d'accord. ku nekk am na cëram. donc manifestation man su may naree manifester du ma dem gouvernance de déposer manifestation. préfecture ay dem. d'accord waaw te suñu interdire du ñu wax Antoine Diome moo interdire. wala gouverneur mel ni naan préfet moo interdire. kon préfet yoon moo ko jox cër boobu. d'accord waaw kon pour man c'est de la politique. dañu soxlawul loolu. d'accord pour justifier l'interdiction de ces manifestations. d'accord man li may ñaan l'opposition mooy. gis nga ñun amnistie ñun dañuy éprouver juridiction yi ñun parce que yaakaar nañu ne justice Sénégal du justice bu indépendante waaye ci biir àttekat yi am nañu indépendant am nañu courage. mais justice bi ñan ñoo koy doxal. moo tax du juger. moo tax ñun toujours. dañuy saisir les juridictions. justice yi kan moo koy doxal. te plusieurs fois Cour suprême du Sénégal jox nañu dëkk ci kaw état Sénégal. waaw ñun Amnesty RADDHO ak ñeneen. dama bëgg ñu taxaw ci li nga nguur wax Sénégal. waaw li nga interdire tegoo ko ci yoon. dama bëgg ñu taxaw ci li nga wax ndax dafa am solo da nga ne juge yi am na ñoo xamante ne indépendant wuñu mais justice bi indépendant la loolu nga wax. non dama ne justice su Sénégal du justice bu indépendant. mais juge yi indépendant la. juge yi ci seen biir li ëpp ci ñoom. mais loolu est-ce que doo ko leeral kan mooy doxal justice exactement. mais mooy président de la République. waaw président du conseil supérieur de la magistrature. waaw wax nañu ko pour mu jóge fa mu du fa jóge moo lànk. soo demee Guinée gii président nekkul conseil supérieur de la magistrature. d'accord Burkina ak yeneen ak yeneen. d'accord donc loolu dañ ko war a. Macky Sall mooy chef président de la République et président il est à la fois président du pouvoir exécutif. en même temps président du pouvoir judiciaire. d'accord parce que mooy président conseil supérieur de la magistrature. bu ñu dellu si un peu mooy buum mi mooy affecté yëpp moo koy def. ñi fa toog yëpp ñeneen chef de juridiction yi mais Macky Sall mun a bëgg dara te ñu ci opposé wu ñëpp xam nañu ko. surtout que ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ñu ëpp ci ñoom c'est les chefs de juridiction maanaam ñi gën a mag ci juge yi. ñooñu di ñoom ñoo def ay rébellion ci biir conseil supérieur de la magistrature. d'accord man dama bëgg ñu taxawaat un peu si marche suba si. suba incha allah daanaka opposition bi ku jéggi di Yewwi Askan Wi fas nañoo yéene li nga xamante ne moo di ab marche wala boog li nga xamante ne moo di ab rassemblement boobu noonu ki nga xamante ne moo di préfet da ko tere. alors yow mbir moomu nan nga ko gisee parce que ñoom nee nañ vaille que vaille dañuy amal seeni rassemblement mbir moomu en tant que ki nga xamante ne day yëngu ci wàllum droit humain est-ce que gis nga ne loolu lu yoon la ci ab république. ñaari lecture laa ci am. waaw première lecture mooy interdiction préfet. waaw yoon may na ñu def recours contre cette interdiction. d'accord dem ba dégg nañu dañuy saisir le juge des référés. am nag ay 48 heures pour jël décision. man maa ngi leen di encourager ñu defee recours. d'accord parce que su dee am nga recours rek. am nga droit def recours. yoon may la nga def recours. defal sa recours. d'accord
kon man su ma nekkoon seen place dinaa def recours. si seen i kàddu ñu ngi naan recours bi dafa nar a ñëw à la dernière minute te ñoom dañ ko bëgg a def à 15 heures. waaw man sax suñu ko defal ajuma ñu def ko ajuma bi di ñëw. ngir jàmm wala altine ngir jàmm réew mi waaw. di nga recours dañ war far di koy def. ndax ci biir juridiction yi am na ay àttekat yu jub. yu am yu courageux. n'est-ce pas. ñooñu dañuy doxal loi. waaw dañuy doxal loi kon ni ñu def ay recours. mais fi ñu jëm te ci dëkk boo xamante ne recours bi waaw war nañ ko may ëpp bi nga moom la soxla pour mu déglu. su doon ajjuma. mu nuy manifester sax dimanche. wala lundi. fekk yoon dëgëral na leen. léegi moom wax mooy. en dehors des circonstances exceptionnelles. parce que tamit dox ñaxtu am na foo xam ne droit international. maanaay état pour ñu rester limiter ko. d'accord lu mel ni mbas mi. mais tout mbas bi bu muy ñëwee. waaw nguur Sénégal lu mu defee état d'urgence tere ay ndaje. et tout ce qui s'ensuit. effectivement déggoo mukk amnistie di baatam ne état Sénégal war ko def. li ñu ci doon ñaawlu mooy ñi doon jàpp nit ñi di leen dóor di leen toroxal alu ko yoon li mu santoon takk der yi mooy jàpp leen ngeen yóbbu ci procureur. d'accord d'accord kon am na ay situation yoo xam ne. yoon may na. état pour mu restreindre ay libertés. lu mel ni mbas mi. lu mel ni situation yoo xam ne day mettre en péril. d'accord l'état et la nation. est-ce que vous êtes en train de me dire par exemple état amul benn justificatif boo xamante ne war na mun a tax tey mu tere wala boog préfet li ma bëgg wax mooy li nga am na ay xamante circonstances yoo xam ne état war na mun a jël ay. est-ce que circonstances yooyu présenté wu na fii. man parce que damay gis ci loi de 78 bi ñu wax. ñu ne waaw L61 waaw 78 ñu oui état d'excitation dû à des circonstances et cetera. mais ajuma bi li passé woon. gis nañu ko. y avait une excitation. mais pourtant dañuy déployer alkaati yu mot ñu encadrer manifestation bi manifestation bi jaar na yoon. ñëpp ñu ngi seen kër. effectivement parce que alkaati yi ak gendarme yi. dañ leen fay pour ñu permettre ñu exercer suñu liberté. d'accord kenn fayu leen pour ñu toog ci ay commissariat ak ay LG yu mbaaw di naan seen ataaya dañ leen fay. d'accord pour que sax ñu bëgg a exercer suñu liberté. d'accord ñu mun ko encadrer ñu mun ko exercer. mais ñu ngi fàttali quand même loolu moo tax ñu leen di fay. événement bu mars yi mi ngi fii ba léegi 14 morts yi ba léegi xamuñu fu wànnante di mu jeeti gëtam mbir moomu yéen sax yéen a ngi koy sàkku maanaam justice def yoonam ni mu waree Amnesty International. bien sûr tey jii nii ban xalaat nga ci am ci mbir moomu d'autant plus que ñu ngi wax waxu marche ñu ngi koy wax wala boog manifestation rassemblement ñu ngi koy wax ëllëg te mbiru 14 morts yi ba léegi seddagul mbir moomu ban xalaat nga ci am. sama xalaat mooy état Sénégal moom moo décidé que mbir mi du ko leeral parce que ñoom ñoo def seen conférence de presse ñu ne dinañu créer commission d'enquête indépendante. effectivement pour leeral mbir mi. commission d'enquête la ñu wax sax. ñu yokk ci commission d'enquête indépendante. da doon commission boo xam ne ñoom rek ñoo fay nekk waa état bi. il faut mu am kàngam yoo xam ne mun na jóg société civile. mun na jóg ci këru avocat yi ak feneen. bokk ci ñun am nañu expérience. d'accord am nañu tey ci biir Sénégal ñoo xam ne da ko ne enquêteur Nations Unies ñu enquête ay Darfour ak fu nekk. kon bi ñu waxee commission d'enquête indépendante on a dit oui. waaye terewul. contexte nañu képp ko xam ne ci biir réew mi da nga loru ci événement yi. soo da nga may gaañu wala bokk sa mbokk daf ci ñàkk bakkanam. moom seen biir nag ñoo xam dañuy porter plainte. procureur Dakar li ma koy wax. famille Cheikh Wade ñu ngi déposer plainte depuis plus d'une année ci moom procureur. wala ci juge d'instruction. ba tey amul benn acte d'instruction boo xam ne posé nañu ko. d'accord je pense nañ ñëwaat ci kanam. waaye nekk fi di naan waaw. di suggérer que rebelle jógee Casamance ñoom ñooy ñëw fii rey ay nit. képp ko xam ne dee nga au mois de mars passé bu Cheikh Wade moom gis nañu ko. c'était en live Parcelles Assainies. d'accord waaye muy Bignona. muy Diaobé d'ailleurs soo xoolee autopsie bi. d'accord day leen naan xale bi dañ ko rey bi ñuy attaqué brigade de gendarmerie. d'accord n'est-ce pas. à Bignona ce sont des gamins de 11 ans 12 ans la ñuy rey mais c'était devant des centaines de témoins. d'accord monsieur Gassama.
asalaamaaleykum dalati leen ak jàmm ci seen troisième partie bloc d'information la totale dëkk bi yëngu na torop ñenn ñi di wax rebelle benn boor bi ñeneen di wax naan suba ëllëg ñuy waa kuje gi ne manifestation moom ak lu mënti am danañ ko amal ngi waxtaanee ci loolu yëpp nag wala boog ñuy wéyal ci waxtaan woowu noonu ñu ànd seeg Seydi Gassama alors Seydi Gassama mbir moomu yaakaaroo ne que war na tax tey li nga xamante ne moom la ñu jëm muy élection législative yi war nañ ko mun a dàqandi ba xol yëpp dal. waaw man li ma mën a wax mooy élection législative daanaka juillet lay am. je crois 30 ma 31 juillet. donc li ci des daanaka mot na weer. te man dama yaakaar ne waxtaan. ci réewum démocratie. toujours lañ ko war a di jiital. parce que soo xoolee conflit am ci biir Afrique lan moo koy andi. ñekk waxtaan. maa yore nguur gi maa yore l'armée maa yore police maa yore gendarmerie damay def li ma neex ku jóg ma duma la fan lay mujje guerre civile. yaa ngi ci yàlla musal. yaa ngi ci yàlla musal. waaw kon te guerre civile fu mu jeexee rek waxtaan moo tax mu jeex. waxtaan bi mu ñu bañoon ci njëlbeen. toujours moom la ñu mujjee def pour conflit mun a jeex. diggante bi. ay junni nit ñàkk ni seen bakkan. diggante bi. yàq nañu réew mi yàq nañu koom-koomu réew mi te loolu yal na cee lu musal. alors bu ma déggee bu baax kon pour man waxtaan même sur élection yi des na une semaine sax waxtaan war na mën a am. d'accord waxtaan dafa am solo mais Seydi Gassama boo ma ko mayee ma placé benn mot waxtaan yaa ngi wax ne que ki nga xamante ne mooy nguur warul taxaw di naan dama am pouvoir police gendarmerie et cetera mais it opposition dañu gis ne que yenn saa yi ñu jóg di génne ay tifaar jëmale ko ci ñi nga xamante ñooy nguur bu ci mujj di bu Abdou Bara Mbacké Dolly mbir moomu noonu tamit war nañ si mën a taxaw. li ma wax mooy waaw li ma ko wax nag dañu war a dialoguer. dañu war a waxtaan effectivement même soo yore nga doole war nga war a waxtaan. parce que ñi yore nguur gi ñoom ñoo am ñoom ñu yore kaaraange réew mi daanaka suñu sécurité. ak jàmm réew mi ak dal bi nga xam ne dañ ko soxla ci biir réew mi pour liggéey pour yokk koom-koom réew mi ñoom ñoo yore. d'accord waaw. d'accord xëy na suñu responsable ñun ñëpp en tant que citoyen am nañu responsable bi waaye ñoom ñi nga xam dañ leen wóor dénkaane leen réew mi ñoom ñoo am responsabilité boobu. kon dañu war a fexe ba lépp xam mën nañu ko régler ci dialogue ñu régler ko ci dialogue. d'accord léegi moom fexe bi institution yi tamit. waaw bu nekk 18 euros. d'accord citoyen yi wóolu la. ndax suñu problème réew mi suñu problème bi nga xam moom lañu am tey Sénégal mooy kenn wóolutul institution yi. moo tax ñuy tifaar jëmale ci institution voilà yi ci bëri. te soo woowee justice loolu yoon la lan moo ko war a mën a soo woowee justice kenn wóolul justice. waaw soo woowee préfet administration kenn wóoluwu leen parce que nag ñi nekk pouvoir tey ñoom ñu nekkoon opposition tey ñoom ñu nekkoon pouvoir dëmb. est-ce que ceci doit expliquer cela c'est-à-dire taxaw di tifaar li nga xamante ne moo di loo xamante ne institution la loolu noonu jàpp naa ne si sama xalaat du yoon ak lu munti am. bu ñu mujjee si li nga xamante ne moom moo mujj am di bu Abdou Bara Dolly Mbacké mbir moom ban jàngat nga ci am. mais loolu kenn àndu ci. kenn àndu ci ni ma la ko waxee rek sànq kenn amul droit. yëkkatee kaddu yoo xam ne n'est-ce pas day porter atteinte ci honorabilité nit ki. wala ci dignité nit ki. aara nangu ko diine nangu yow nangu ko. mais ku parce que la dignité humaine dañ ko war a respecter. effectivement. waaye ñun fi ñu jiw ak waa pouvoir bi mooy est-ce que ku ko wax war nañ dugal ci biir kaso est-ce que daan bi ñu mën a teg nit moo jàppal rek dugal ci biir kaso ne la karab. yow lan nga ci gis. li ma ci gis mooy te loolu du ma sax cité qu'en France. tey soo demee réew mel ni France. délit d'offense au chef de l'État dañ ko fa jëli. tey soo waxoon tey kaddu jëlee kaddu ñagas. wala saaga teg ko ci kaw Macron. mais Macron day porter plainte. yoon def liggéey. su la tegee ay daan teg la alamaan bu diis. d'accord kon yow daal. su dee kilifa nga teg la alamaan bu diis. lu mel ne ay 40 000 euros dem ci kaw. mais soo ko bëggul fay jàpp sa kër. jàpp sa oto jaay ko. donc daan yi ci ay wàllum. wala ñu fa contrainte par corps sax. mais dafa am ci biir réew mi ñoo xam dañu yaakaar ne benn sanction rek moo am jàpp nit dugg ci biir kaso. li mu ñuy jural. feesal kaso yi rek. kon
ñun waxuñu ne nit ñi war nañu am droit di saaga di def leen neex parce que mais daani dañu saaga c'est une atteinte à la dignité d'une personne à l'honneur d'une personne mais lii àndul ak ñoom mooy war ñu fi bay ay loi yoo xam ne tubaab ñoo ko fi tegoon pour duma suñu maam yi ñoom tubaab yi léegi dañ ko dindi seen code pénal ñu ngi continuer jàpp ci ñe dañ ko bay maanaam tubaab yi ñu doon traité suñu askan noonu la suñu nguur yi nekk ba tey di traité askanu Sénégal d'accord léegi yow jàpp loolu dafa war a jeex d'accord moo tax ñu ne délit de force sexuelle dañ ko war a dindi amatu fi place mais waxuñu ne nit war na mën a jóg saaga président wala saaga la wala saaga keneen de façon impunie loolu kenn nangu ko d'accord d'accord yoon nangu ko xel nangu ko te gis ma benn réew boo xam ne ci biir àdduna n'est-ce pas nit ñi nangu nañu ko dañu gis itam ni waa société civile bi da ngeen xaw a féewaloo ñenn ñi bu ñu waxee côté bi ñeneen wax côté bële est-ce que yéen xëy na doo leen jéem a booloo société civile bi ngir waxandoo benn kàddu ngir lépp li nga xamante ne dañ koy wax nguur dégg ko ci yoon daal. société civile dafa yaatu. am na ñoo xam ne ñu ngi ci développement. am na ñoo xam ne ñu ngi ci leneen waaye ci droit de l'homme ci biir réew mi am na ñoo xam ne ñoom lañ ci gën a ràññee. Amnesty Radio ak Ligue sénégalaise des droits de l'homme. D'accord. soo seetee bu baax depuis maintenant plus de 10 ans Amnesty defatul communiqué boppam radio defatul communiqué boppam Ligue defatul communiqué boppam toujours dañuy ànd def suñu communiqué te lépp li ñuy wax dañ ko teg ci kaw droit de l'homme parce que soo ci génnee rek di nga glisser dugg ci politique parce que politiciens yi nag li leen neex rek la ñu bëgg a dëgg ci nopp ci sa nopp soo waxee li leen arrangé wu rek ñu attaqué la. kon fexeel ba nga nekk fi nga nekkee maanaam lépp li nga wax nga teg ko ci droit de l'homme ak ci charte yoo xam ne état Sénégal daf ko signé ratifié ko wala boog lu waaw réew mi moom moo ko prévoir. li tax ma laajte loolu sax mooy seen revendication yi wàllum société civile ñuy yëngu ci wàllum droit de l'homme dañu seetlu nekk da ngeen di am ay revendication yu si bëri yoo xamante da ngeen di ko teg ci table ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi waaye yu si bëri daa mel dañ leen di tànqamlu mbir moomu lan moo ko war a. ça dépend des gouvernements. waaw soo seetee gouvernement Abdou Diouf. def na fee jéego yu bëri ci wàllu droit de l'homme lu bëri def na ko waaw nguur Abdoulaye bi mu ñëwee def nañ tamit lu bëri Abdoulaye moo fi jëli peine de mort métti woon na trop loi Ezzan métti woon na trop mais jëli na ko fi wane na leadership wane na courage jëli na ko fi ak yeneen sañ-sañ bi charte réew mi jox Sénégalais pour ñu dox di ñaxtu Abdoulaye moo ko dugal ci constitution damay préciser parce que damay dégg journaliste yi naan le préfet n'a pas autorisé Sénégal nekkatu ci régime d'autorisation Sénégal on est dans le régime de la déclaration man soo bëggee dox ñaxtu tey da ngay yëgal préfet ne ko préfet man de dama bëgg a manifester bésu sangam pour que mu jëlee ay matuwaay mun a encadrer sa manifestation kon préfet léegi kenn ñaanatu ko autorisation dañ ko yëgal pour mu jëlee ay matuwaay kon su ma dégg ñu naan le préfet n'a pas autorisé loolu xëy na langage bu ñu tàmm la rek ñu continuer di koy def kon sañ-sañ boobu Abdoulaye moo ko dëgëral ci constitution. d'accord waaw Macky bi mu ñëwee ci wàllu droit civil et politique man gisuma jéego bu mu fi def gisuma ko par contre soo jëlee les droits économiques am na lu fi jéem a def xëy na c'est pas parfait jéem na fi def ay bourses de sécurité familiale jéem na fi couverture maladie universelle ak yeneen am na ci nag ay problème ay jafe-jafe. dégg na hôpitaux yi boor yi leen état yoreel. d'accord bokk na ci li tax ba mënuñu liggéey normalement. si seen revendication yi bokk na sax benn bi ngeen yóbbu. kon ci wàllu parce que droit de l'homme tamit du rek droit civil et politique am na droit économique socio-culturel. bien sûr waaw côté boobu jéem a def. bien sûr ay jéego même si encore une fois effort yi des na. dañ ko war a yokkaat waaye dañu war fee tamit mu gën a maanaam jaar yoon. voilà gis nañ couverture maladie universelle ñu fay hôpitaux yi ñu bañ di leen am ay bor yu bëri yoo xam ne dina maanaam gàllankoor seen liggéey. wax nga lu bëri ci wàllum marche te marche yooyu noonu sax am na ci ay jéego yoo xamante ne def ngeen ko foofee ca haute cour de justice bu CEDEAO di maanaam ki nga xamante ne moo di Sénégal ñu dakkal li nga xamante ne mooy arrêté boobu di arrêté Ousmane Ngom loolu yeeg foo leen ci toll ndax bu ma juumulee ñetti weer ngeen appaloon li nga xamante ne moo di gouvernement bi. loolu initiative bi dañ ko jëloon. parce que ñu dañu yaakaar ne war nañ fi nekk rek di sànnante xeer ak gouvernement. gouvernement bi tere na lii ñu wàcc ci kaw tali bi doorante ay xeer extra. yoon may nañu. kon ñu defee recours Cour suprême Sénégal. Cour suprême Sénégal jox nañu dëgg ci situation yu bëri. soo fàttaliku am na benn arrêt bu mu jëloon ci plainte Alioune Tine ak RADDHO
mooy bi fii defe naa am na événement bi fi naroon am Abdoulaye nee na nag événement boobu am na kon amatul ay alkaati yu mot pour mun a encadrer manifestation. Cour suprême na ko déet c'est pas parce que am na festival bu fi xew n'est-ce pas da nga war a xaaj ñii seen sañ-sañ. seen liberté de manifester. ñun def nii tamit benn recours Cour suprême bu jox ñu dëgg ak yeneen. waaye cas bi ñu demee Cour suprême nee ñu yéen de bi ngeen waroon def seen recours defu leen ko et cetera léegi mënatu leen def dara ñu xam ne loolu tamit xel mënu ko nangu. parce que Dakar Plateau dafa bokk ci Sénégal. gis nga code électoral ci boppam moo ne ci période campagne électorale parti politique et candidat yi am nañu sañ-sañ def ay caravane def ay meeting sur l'ensemble du territoire national. man ci biir Dakar Plateau ba ci buntu palais candidat yi am nañu droit def ay caravane place de l'indépendance ak buntu palais. yooyu yëpp arrêté Ousmane boobu dañu ko xaañ. mais fa leen toll ci revendication boobu. ak yeneen moo tax ñu demoon cour du justice la CEDEAO. voilà cour bi jox ñu nag dëgg. ci lu leer. jox état Sénégal ñetti weer. d'accord à partir de la date à partir du moment bi nga xam ne jot nañu notification décision bi. d'accord pour que ñu abroger arrêté bi. def rapport jébal leen ko. app bi kañ lay jeex. xamuñu parce que xamuñu kañ la état Sénégal jot. notification bi. d'accord waaw xam nañu kañ lañu. kañ la décision bi. kañ la tribunal bi def acte bi. waaye kañ la état Sénégal par voie diplomatique jot notification bi xamuñu ko moo tax mënuñu wax 30 juin bi lay doon wala 30 juillet lay doon. alors li ma mën a wax mooy dégg naa ay avocats politiciens. d'accord yoo xam ne nekkoon nañu ay sentinelle vert waat bi mu ñëwee nekk ay sentinelle bleu léegi c'est des sentinelles marron dem ci plateau télé di naan l'état est souverain am na droit appliqué am na droit appliqué. damay wax Sénégalais mu leer. ci protocole CEDEAO bu créé tribunal bi. te protocole bi chef d'état yi ñoo ko signé Abdou Diouf moo ko signé ak loxoom. article 19. wax na lu leer. bépp acte boo xam ne cour de justice de la CEDEAO def na ko acte boobu am na force obligatoire. exécutoire. ci képp koo xam ne état membre nga te ñu dogal ko sax. d'accord te appel amul. appel mun am su dee am na benn fait nouveau boo xam ne. d'accord ñëw na n'est-ce pas. boobu mun nañu def appel. d'accord kon ces décisions là. am nañu force obligatoire bu état Sénégal. d'accord su dee état Sénégal état bu respectable la. état boo xam ne jox na boppam cër ci àdduna. war na appliquer décision boobu nu mu gën a gaawee. d'accord alors kon bu ñu tuur lëndëm askan bi leen naan waaw ma dëgg xale yi on est souverain duñu appliquer la décision et la force obligatoire pour l'État du Sénégal. d'accord alors dañ ko war a appliquer ñetti simili suñ ko appliqué wul nag. waaw booba ñu dañ lay wax ci tribunal bi rek neen jël ngeen décision état bu ko appliqué. delluwaat nañ ci yéen. ñaari simili moo ñu. en tout cas bind naa. waaw man bind naa président. waaw bind naa ministre des Affaires étrangères. bind Antoine Diome. jébbal leen décision bi man xam naa ne jot nañu ko par la cour de la CEDEAO jébbal leen ko. d'accord suñ tur ak tur Ligue sénégalaise des droits de l'homme. nee leen dañu bëgg a xam ñoom. d'accord ñan matuwaay ngeen jël pour appliquer décision bi nga xam ne. waaw c'est obligatoire pour vous. ma boole ci protocole CEDEAO mi nga xam ne Abdou Diouf moo ko signé. d'accord te article 19. wax clairement que décision yëpp état yi dañuy am obligation appliquer leen. donc yaakaar nañu dinañ ko appliquer parce que li tax ñu jóg du politique. effectivement année bi ñëpp ko ngay. d'accord ñoom bi ñu ñoom Macky Sall ak ñoom Moustapha Niass ak ñoom. gis nañu Moustapha Niass sax bu yor ay xeer ci biir loxo ne damay manifester dem ba palais. d'accord alors ma lay bi ñu nekk opposition dañu weñe woon décision daa boobu. mel ni temps bi xëj nañ nag de waaw. waaw dernière ñoom Macky Sall bi ñu nekk opposition ñoom ñëpp dañuy dénoncé woon arrêté Ousmane Ngom. d'accord waaw tey ñi nga xam ñoom ñoo ko jëloon. waa Kër Ablaye Wade ñoom tey ñu ngi koy ŋaññee. kon ñun ñëpp ànd nañu à un moment ou à un autre ŋaññee décision boobu. d'accord wax état bi pour mu dindi ko kon jamono waxtu période bi ñëw na pour ñu dindi ko parce que encore une fois il y va de la respectabilité de l'état du Sénégal. d'accord jërëjëf Seydi Gassama maa ngi lay jaajëfal may jeexal rek di wax. waaw mbirum rébellion rapidement rek. mbirum rébellion waaw nañ ci teey. d'accord état Sénégal. ci ñaar fukkat yu mujj nii. waaw moom mu encouragé. politique am yëpp mooy fexe ba rebelle yi jóge ci biir àll bi ñëw. dellusiwaat ci société bi. intégré wu di liggéey. d'accord ñu ngi fii jë- ci Dakar ñu ngi fu nekk ci Sénégal. waaw depuis 20 ans kenn déggu li ñu am ay yëngu-yëngu.
bu ñu fi nekk di leen traqué. parce que soo leen traqué dañuy delluwaat ci biir àll bi. d'accord boobaa ni ñuy wax seen doom yi gis ngeen. génn woon nañu waaye commencé nañu di ñu traqué. yàlla nañu ci yàlla musal. yàlla Seydi Gassama ma lay jaajëfal bu baax ci li nga nangu suñu invitation di leen jaajëfal yéen it chers téléspectateurs ngeen xamante ne yéen a doon teewlu suñu émission La Totale di am yaakaar rek ne li nga xamante ne tukkee na ci waxtaan bi njëriñ tukkee na ci kon di ñaan jàmm kon sax ci réew mi jaa ngeen jëf.